non xam nga tey li ñu fi dajale mooy dañu am habitude di ko def ren mooy 4e édition bi muy atelier sur la sécurité routière wala concertation sur la sécurité routière loolu moo ñu fi indi woon tey parce que kenn ku nekk xam na ne transport jafe-jafe yi ci nekk boo ko doon lim tey doo ko jeexal waaye nag dafa am fu ñu toll muy dañu toll ci nan la ñuy def ba accident yi wàññeeku bakkan yi rot ci tali bi wàññeeku bu mënta jeex loolu moo ñu fi dajale tey bon ñu amoon nag opportunité gouverneur de la région de Dakar moom mu présider ndaje moomu parce que liñ ci jublu mooy ku wax taxi xam ne gouverneur mooy signé licence su taxi gouverneur mooy signé livret de conducteur u taximan yi mu waral ñu ne ñun suñu njaboot muy transport d'une manière générale ñoom ñoo war a véhiculer li ñuy wax sécurité routière ñoo war a def li ñuy wax prévention routière parce que nun la tali bi nekk suñu bureau képp ku ciy wax wala nga ci jëf jàpp nañ ne nun nga koy defal kon kenn waruñu jiitu ci biir looloo waraloon tey ñu dajale njaboot gi mais dajale ay techniciens ak ay experts yoo xam ne kenn ku ci nekk dina def benn exposé boo xam ne dina delloosiwaat xel yi ba képp kuy jëfandikoo tali bi nga taxawaay boo xam ne accident yi dana wàññeeku su ma nee jëfandikoo tali bi nag mooy ñi ñuy wooye usager de la route usager de la route tekkiwul ne chauffeur bi dawal oto kese la képp koo xam ne xëye nga sa kër génn rek ci aw yoon nga aw même su fekkee yoon bi nga aw yoonu suuf la yaa ngi ci kaw yoon insécurité mën na la faa dab looloo tax nag mu concerné ñëpp muy conducteur professionnels yi ñu di leen wooye ay chauffeur ñu yor seen voiture particulier ba ci charretier yi ba ci ñi yore moto jakataay li ci ëppoon solo nag tey mooy li nga xam ne mooy li yàqu ci wàllu transport te mu amoon ay jéego yoo xam ne gouverneur de la région de Dakar taxaw na ko ba def arrêté boo xam ne dafa wax ne dafa interdit bépp moto boo xam ne da ngay transporter nit fii ci Ndakaaru te moom mooy kilifa gi ñu bëgg force de l'ordre yi nga xam ne ñooy wax def leen ñu def ñooy wax bàyyi leen ñu bàyyi ñoom itam jël seen ay matukaay ba moto yi jeex ndax gouverneur li mu war a def na ko gouverneur bu demee ba yëkkati arrêté ne bu benn moto transporté benn nit ci Ndakaaru am waru ñu ci teg 24 heures te loolu jeexut kon li ci des force de défense et sécurité yi la ñu di leen ñaan ñi ngi def seen liggéey waaye dañoo bëgg ñu gën koo yokk ñun nag li ñu war mooy sensibiliser ak informer ci loolu la ñu nekk amaa nag su fekkee ne jëm na ci jafe-jafe transport kenn ku nekk xam na ne transport mun naa wax en tant que coordonnateur adjoint cadre unitaire xam ngeen ne transport bu ngeen ko xoolee ci Sénégal li ñu wax xeetu war gaynde yàq na transport interurbain bi nga ñëw ci biir dëkk bi transport irrégulier muy clando yi nga xam ne ñi ngi jaar fi ñu wërta jaar di dem ci centre-ville bi yàq nañ liggéey bi nga jóge fa nga dem ci li ñuy wax moto cak-cak kenn ku nekk xam na ne li ciy dugg ci dëkk bi ci cas agression di dal ci kaw nit ñi di sàcc seen ay alal di accidenté di ci dee bari na mais loolu fan lañ jëm bu kenn ku nekk jël say responsabilité dañuy dem ba kenn du xam kan mooy kan moo tax nun dañ ne yoon nañ syndicat boo xam ne nekkuñu rek pour di revendiquer non syndicat il faut ngay innover moo tax dinañu revendiquer mais aussi suñu waree am ay initiative yoo xam ne dañ koy développer bu ñu waree def ay proposition dañ koy proposer démb heure bi maa ngi ak ministère du transport terrestre et des enclavements ba 18h30 mais quand même la ma fa dégg yëpp la ca ëppoon solo man li ma gis mooy proposition nan la ñuy def ba accident yi wàññeeku nun nag bàyyi ñu ba accident yi gën a bari ñu koy doog a def parce que ren mooy 4e édition bi di leen sant di leen gërëm di rafetlu bu baax a baax nag taxawaayu journaliste yi. lan ngeen yaakaar ne suñ ko defee ñu wàññi accident yi parce que ba léegi loolu la ñuy xaar. waaw merci xam nga boo xoolee représentant police mi ngi wax sàng ne boo xoolee biir dëkk bi accident yi wàññeeku na ci biir Ndakaaru région Dakar mais boo xoolee ci àll bi accident yi yee yokku li ma jàpp liy yokk accident yi ci àll bi. li ñu mën a def pour mu wàññeeku mooy fokk ñu def yoon yi 2 fois 2 voies fekk oto yi ñi ngi daje ñaari oto benn bu nekk 2,50 m camion wala oto bu ndaw bu nekk 1,80 m ñuy daje ku nekk di daw 120 foofa laalante mënu faa ñàkk il faut que liy wàññi accident yi mooy 2 fois 2 voies bu ko defee radar yi ñuy monter ci tali bi ñu andi ko monter ku def vitesse excessive radar yi jàpp la ñu xam ne yow de yaa tooñ lii nga war a fay ñu bañ a am benn cible boo xam ne rek moom la ñuy teg kan yi chauffeur professionnel yi ñoom la ñu war a verbaliser
bàyyi ñi nga xam ne xaj na dañuy yor seen ay vitrine seen 4x4 yoo xam ne dañ ko vitrine en teinte bu ñu defee infraction kenn du leen arrêté ñu bàyyi complexe bi yemale ñëpp loolu la ñu bëgg 2 fois et puis ñu am éclairage ci tali bi tali yi fekk mi ngi leer di am ñaari yoon ñii di dem ñii di ñëw accident mën na wàññeeku mais xoolee corridor bi diggante fii ba Tambacounda ba Kédougou dem naa fa ci mois de novembre dem ba Ourossogui tali bi baax na quand même mais dafa war a am 2 fois comme ni ñu def autoroute à péage bi bu ko defee ku def accident ñu xam ne yaa ko tey mais am na accident yoo xam ne c'est humain mais am na yoo xam ne c'est l'état de route lan mooy c'est humain am na ko wax léegi ci biir accident yëpp nit moo koy waral oto du dawal boppam moto du dawal boppam même sareet du dawal boppam mais nag am na lu nit ki di def mën nañ ko jàpp 60 ba 70% facteur humain mais am na ci loo xam ne environnement bi tëli yu ñàkk a baax état de route yi daf koy waral kenn ku ci nekk li ci part de responsabilité am na ko def ñun en tant que ay syndicalistes en tant que ay rassembleurs li ñu war mooy sensibiliser ak communiquer wax ñi nga xam ne noonu la ñu nekkal ba nan la ñu war a comporter ci tëli bi ba accident yi wàññeeku duñ lor kenn du leen lor. Bon bu dee ci wàllu TER bi nga xam ne moom commencé na daw mën nañ ci wax lu leer c'est sûr que ni gis naa ne am na côté boo xam ne mën na wàññi tuuti liggéey taximaan yi mais am na côté boo xam ne da koy defar te defar na ko sax boo xoolee taxi dafay dem ci wàllu déplacement nu mu gën a gaay moo gën a arrangé taximaan bi mais boo xoolee BRT bi TER bi ma commencé ak léegi embouteillage bi doon am malgré que mi ngi am mais gën na firi embouteillage bi gën na firi kon boo ko xoolee nekkul ni TER bi dafa ñëw pour yàq suñu liggéey déedéet am na côté boo xam ne TER bi daf ñu arrangé ñu bëree bëri ñi daan jóge ci banlieue bi dañuy gaare seen ay oto ñii gaaru TER bu Mbaaw ñii Kër Mbay Fall ñii Caaroy bu ko defee ñooñu seen oto yi fi ñu waroon a dugg pour mën a taral embouteillage bi day wàññeeku taxi di ci mën a profité di mën a def ay rotation yu bari mais nag bu fekkee taxi collectif bi ñi nga xam ne dañ doon yeb ay 1000 francs 2000 francs dina leen xaw a laal ci benn côté en tout cas bi gañ bi perte la am na côté boo xam ne arrangé nañu fa mooy circulation bi dina xaw a firi mais am na côté boo xam ne dinañ fa perte ay benn client amaa nag su fekkee ne BRT bi j'espère que moom danañu laal parce que ci biir dëkk bi lay jàll kooku moom njort naa ne danañu laal mais nag aussi lu sotteegul mënoo ci wax mais lu ci mën di am sénégalais yi ñoo soxla demande transport en masse parce que fi ñu toll la même TER bi li muy mën a yeb lépp boo xoolee chaque jour da ngay gis ne dëkk bi transport bi fi am doyut mais li war a jiitu mooy BRT baax na TER baax na c'est saluer le politique président de la République ci transport capacité bi muy def mais dañoo bëgg taxi mi fi fekkoon démb ak bërki démb ñu assainir secteur u taxi ba mu mën a gis boppam parce que dafay yàgg depuis 1950 60 temps colon yi taxi mi ngi fi kon loolu mënoo ko sànni liñ ci bëgg mooy ñu assainir secteur u taxi jële fi li nga xam ne mooy clando yi daw ci biir centre ville bi ñu génne leen oto yi nga xam ne moto cag-cag yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ñu génne leen waruñu def li ñuy wax transport personne parce que ñu def très attention moto jakataay li ñuy def du infraction c'est délit la kuñ ci jàpp dañ la war a yóbbu présenter le procureur ñu tëj la fay loolu amende du infraction boo xam ne dañ la war a yóbbu police wala gendarmerie nga fay bu dee ci wàllu application yi yaa ngi incité mon frère plusieurs fois di ko laaj gouverneur que ni lan moo war application tel nun du ñu tudd sax application boobu di ko joxe promotion mais c'est sûr que ni tey jii fi may waxee yow nii application chauffeur taxi yi bi ñuy commencé dina ñëw fii ci salle bi boo yàkkamtiwul di nga leen xaar gis leen léegi jàpp leen ne taximan yi dinañ taxawal seen application yi bopp te dinañ ko prospecté fii tey ñu gis ko ba ñu xam ne lii mooy seen application ñooy wut tur bi ñooy moom action yi ci nekk lépp ñoo koy moom parce que jamono moo toll foo xamante ne bi boo bëggee adapté wu ak jamono la ñuy def da nga koy def mais nag li ñu jotale ak ñooñu mooy dañoo xamut fu ñu jógee dañoo ñëw rek di récupérer suñuy nit bi ñu récupérer suñu clients yi ba pare di wut seen yeneen kalandoo di leen jox oto yi loolu mooy suñu problème ak ñoom ne ñun bari ñu liggéey ak application mais façon bi ñu koy liggéeyee moo gënut mbir nag su fekkee baaxul doo wax ne lii baaxul rek non da ngay fexe lu ko remplacer moo tax ñun taximaan yi ñi ngi defar suñu application boo xam ne bu baree taximaan yi ci Ndakaaru ak yi Sénégal yëpp ñoo koy seq asalaamaaleykum wa rahmatullah